lan ngay ragal si def méditation, lan ngay ragal si wéetaay, lan ngay ragal di poñe sa xel mi di jël say xalaat suñu bëggee dem rek nga jël leen di leen freiné di leen téye ne mukk duñ dem. bàyyi ko mu xalaat, bàyyi sa xel mi mu xalaat. kon gannaaw bu ma la nuyu siyaare la ñaanal la jàmm di wax nga abonné si seen te partage vidéo yi. tey ñoo ngi waxtaanee liñ tuddee la méditation. arab bi ko tuddee tadbiir wala boobu at-ta'ammul ak lu mën a xew rek mooy settantal wala boobu taxaw seetlu. doomu aadama bu ne war na ko def nag ci anam bu ne. mu nekk tomb bu am solo lool si biir développement personnel ngir nit ki am développement bu jéggi dayoo wala bu am solo ba saa bu nekk muy gis yokkute si xelam ak li nga xam ne moom mooy si li muy liggéey. dafay aaju nga xam dëgg-dëgg nan la ñuy méditer. loolu nag maanaam yàlla da koo fonk lool sax nag, ndax boo demee bëri na lu mu koy soññi. mais yonent sallallahu alayhi wa sallam sax nag soññ na ko lool moom mi nga xam daanaka xam-xam bu nit teg si kaw àdduna rek moom jàngale na ko sa at yi njëkk ya nit ñi doog si mën a jox. moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam daan na digal ko mel ni Ibnu Mas'ud li ñu bëgg waxtaanee nii tey. naan ko wa iyaaka an taxmal xamalan bi xayri tadabburin wa ilmi. donte xadis bi doon na am na leneen lu bokk ak loolu, waaye liñ si gën a intéressé dëgg-dëgg mooy daan na wax Ibnu Mas'ud na ko maa ngi lay moytandikuloo ngay dund goo xam ni wala ngay dugg si dara wala nga am benn projet booy soobu te médité woo si mooy defoo benn settantal wéetoo toog fi nga war a toog liggéey loolu sa xel ba xam ndax lii normal na waaw wala déet. loolu moom maa ngi lay bàyyi loo xel boo ko def mukk na dara jarul. nga gis ne tamit alquran ñëwaat na di wax ne afalaa yatadabbaruuna alquran am alaa quluubin aqfaaluhaa. yàlla ne waaw lan moo tax du ngeen jéemoo wéet ngeen tëj seen bunt sori foo xam ne amul benn bruit ngeen ubbi téere bi li ma si wax ngeen jëm koy settantal bu baax a baax a baax a baax. bis bu ngeen ko defoon de yéen ñi koy critiquer wala yéen ñi ko wan ginnaaw wala yéen ñi ko jàppee ne am ngeen beneen solution boobu rek boobu da ngeen génn li ngeen nekk. waaye ñàkk ngeen def moo tax ba yaakaar ne seen nopp yi daal lu si nekk. kon méditation dafay nekk ensemble liggéey boo xam ne jëmm ak xel ñoom ñoo see ànd liggéey ko. muy lu jafe loolu nag moo tax Napoléon Hill doon wax si téere bu mu daan tuddee bi mu taarif bind ko tuddee ko réfléchir et devenir riche. mooy na ngay xalaat bu baax. am na faneen fu mu ci waxaatee ne nit ki war na chaque 10 minutes yu nekk nga def méditation boo xam da ngay wéet fay lépp luy yëngu nga bàyyi xel mi nag mu liggéey te nga bañ ko nekk di kar fu mu jëm da nga ne ko déet loolu bëgg ba nga koy xalaat. donte am na xalaat yoo xam ne di sa war a yar boppam waaye léeg-léeg xel mi bëgg lay liggéey lu am solo mais doo ko nangu ngir lan léeg-léeg da ngay bëgg lu yomb moo tax nga yaakaar ne foofu bu fa duggee du arrangé. léegi nag pour nit ki débuter commencé mën a tàmbali ne man bis nit ki tey dinaa def liñ tuddee méditation mooy di am ak tadbiir wala ma am ak ta'ammul ak settantal sama bopp wala si li may def lépp dafay am 5 étapes yoo xam ni bu ko sotee te defu ko rek mën na ko yàqal lu bëree bëri. parce que nag mbir boo koy doog a songo am na foo ko war a mën a jaar ngir débuter ko ngir mën a ànd di décoller ak moom ba kere nga am ni nga ko bëggee. comme avion gis ngeen muy décoller raam ndànk ak poids bi mu yor ba kere muy décoller jëm ci kaw mu ji woyof lool lépp lu nekkoon ci kaw lépp lu diisoon mu yomb si moom noonu lay demee. bi si njëkk mooy dañ naan choisissez un endroit calme. fokk nga tànn bu baax yow mu bëgg méditer benn endroit boo xam ne dootoo dégg benn yëngu bu bëri. bu jëree sax nag waxuma sax maa jël sa téléphone def ko silencieux wala mode avion waaye bu jëree sax nga fay sa téléphone dara bañ a yëngu. bu jëree sax nag nga jël say loxo def say nopp ba nga xam dootoo dégg benn bruit aywa nga bàyyi xel mi nag léegi nag mu départ. léegi am nga
place bu calme léegi nag su boobaa na am nga point bu njëkk ndax nit ki boo nekkee foo xam yow kese yaa fa nekk nekkoo fa ak kenn rek amoo looy seetaan amoo koy waxal boo gëstoo gisoo leen loo xam def na ci léegi lu des léegi mooy xel moom jóg na ne man nag tey am naa liberté xalaat ndax dafa mel dañ maa tënkoon. Deuxièmement si li nga xam ne point de départ la pour ki nga xam ne war na koo mën a tàmbalee mooy adopter posture stable te mooy ginnaaw ba nga amee place bu calme nag nga fexe ne léegi nag place bi calme boobu nga nekk nag nga xool lan nga fa war a mën a liggéey mooy sa xel mi fan la war a mën a jëm fan la war a mën a génnaat ak lii bu ko xalaatee lan nga si war a génne ak lan nga si war a mën a jàpp muy li la amal njëriñ ak lan nga si war a mën a dindi kon loolu foog nga am dëgg-dëgg nag li nga xam ne moom mooy stabilité bi la xel mi di indil foog nga jëm koy nangu li nga si war a seeg nga seeg. Troisième bi si li nga xam ne kii doog a départ mënu si ñàkk si moom mooy li ñu tuddee minimiser le temps mooy looy doog a tàmbal lu nekk rek da nga naan tey de dama koy jël 5 minutes yoo xam ne dinaa ko jël si samay 24 heures si jour bi lépp loo xam ne damay toog ci endroit boo xam ne kenn nekkul fa ma jël si 5 minutes si samay xalaat di ko def di wéet di liggéey loo xel mi di xalaat da ngay mujj sax yow bay génne loo xam ne ñëpp dañ naan kii nit la rek loolu lépp yaa ngi ko amee si xalaat kese loolu yéen sallallahu alayhi wa sallam war nañ koo mën a roy si moom ndax bu ñuy jàng siram rek dañuy dégg ñu ne avant yàlla di koy yónni ku miinoon la wéet mooy ku daan médité la daraan dem ba si montagne yi fekk xam ni day àll bi dara benn nit du ko romb du gis kenn ku koy déranger lu muy sam picc yeeg wéetaay bi kese mu nekk si benn endroit bu wéet di xalaat nee na noonu nekk na si ab diir avant yàlla di ko def yonoon ba keroog ba ko Jibril di ñëwoon sax da ko fekk si endroit boobu noonu xam ni dafa nekk si un endroit calme mu nekk fa Jibril da ko fa fekk moom dong kon loolu lu mu taamul la loo xam ne luñ bind la jaar na si te nit ki te war ko si mën a roy nga gis ne loolu tamit boo ko defee dina la mën a indi lu bëree bëri si li nga xam ne yaa ngi koy doog a tàmbale. Quatrièmement si ki nga xam te day doog a départ nag muy bu am solo lool te nit ñi léeg-léeg ñu koy xaw a ragal mooy laisser passer les pensées say xalaat nga bàyyi leen ñi libre ñi dem nga bàyyi xalaat yi ñi dem di xalaat si lañ war a xalaat di xalaat si say avenir di xalaat si say obstacle yi ne si kanam nag ngay def pour surmonter ko loolu xel dong moo la siy génnee bàyyi ma sax des fois ngay tënk ko si fenn mu am tumuranke fa lool mu jigee xelam boppam lay jëfandikoo ba génn situation boobu waaye bu fekkee xel mi dafa jóg rek li mu bëgg a xalaat nga ne ko ba baaxul de lu mu bëgg a jëm rek nga ne ko noonu ba baaxul de day mujj nekk moom xel moo xam dafay nekk dépendant mooy moom dootu am lu muy xalaat te bëri na si nit ñi nag rawatina fi jamono toll nii nit ñu bëree bëri léegi seen xel amatul lu muy xalaat mooy léegi lu xalaat bi sàngam wax rek ci loolu la ñuy far a ànd te loolu dafay mujj nekk lu day waar lool. waaleykum salaam.